dëggu ak gëm-gëm di génn am opportunité di bàyyi seeni yite di génn waaw di leen féliciter di leen encourager ñépp ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon tey ci marche bi Babacar Sall di ko jox Viviane ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee waa Paris ñëpp waaw franchement seen taxawaay ñun ñu ngi koy rafetlu en tout cas diaspora bi yëpp bu ñu mënoon di def noonu franchement jàpp naa ni Macky Sall dootul nelaw parce que dina gën a yëg parce que Macky Sall entourage am immédiat dafa mel ni dañ koo bunkeriser tëj ko waaw Fatou Ba maa ngi lay siyaar wax nga dëgg xaw naa raar temps yi waaw xaw naa raar temps yi parce que vendredi passé waroon naa live mais par souci technique moo tax ma mujj ko abandonné mais man du ma bàyyi billahi wallahi taalahi du ma bàyyi na leen leer ni tant que yàlla ak may wér di ma may kàttan gi ak xel mi ne fi dara du ko dindi dinaa wax ak askan wi dinaa wax ak Macky Sall ak ñi mu àndal ñu wocc sénégalais yi kon ñu ngi gërëm waa Paris bu baax di leen féliciter di leen jox suñu encouragement te franchement c'est le chemin à suivre ma bëgg a dugg vif léegi ci li nga xamante ni mooy Macky Sall lam ñu waxoon ngeen déglu ko. tey jii si taxawaay bi njiitu réew mi jël fas nara nag andi musiba ci réewum Sénégal ndax fi mu nekk li muy def moom mooy def coup d'état constitutionnel. daa def xaas dëgg bu wér pour imposer réew mi loo xam ne réew mi du ko nangu tey du ko nangu ëllëg te it ñëpp décidé nañu taxawal benn front républicain maanaam muy parti muy syndicat muy société civile muy citoyen tout court ñëpp war nañu taxaw pour dire non. parce que lu ëpp tuuru te lii ëpp na waaw xalaat moomul réew mi te waruñ nangu li mu bëgg a def mu def ko ci Sénégal kilifa yi nag kilifa diine yi war nañu wax kilifa yëpp war nañu wax ndax bu ñu waxul léegi ce sera trop tard maa ngi ñaan aussi parce que li mu bëgg a def confrontation dana am c'est inévitable su amee maa ngi ñaan armée nationale nga xam ne c'est une armée nationale ni armée républicaine yëpp def ñu féetee côté askan wi ndax bu fekkee ordre c'est illégal c'est illégitime kenn waru ko exécuter waxatuma la naan dañuy jéem a boom wala di bunduxatal population yi te population yi dinañ taxaw faire face à Wade c'est clair donc ñu ngi ñaan na retirer son projet là ba nga xam ne amul bopp amul genn. ñoo ko déggandoo Macky Sall jamono ji muy wut nguur discours bi mu doon tenir dégg naa ci ay waxam waaw dafa doy maa ngi lay siyaar bu wér waaw Sané Ñara Serigne Mansour borom daara ji waaw yow tam ñu ngi lay saaku ñaan borom daara ji di la siyaar bu wér kon bu ngeen ko dégloo bu ngeen dégloo Macky Sall bu ngeen dégloo Macky Sall mii di wax nga xam ne bi muy wax jamono ji mu ngi ut ngeen xam ni kii du nitu dara jaam dëgg bu ñuy wax jaam xam nga Abdoulaye Wade bi muy toog naan Macky Sall dëmm la xam nga dëmm yàgg nañ ko wax dëmm nekkul ki nga xam ne man yooyu mooy loolu quoi ñëw di la fekk xaaju guddi naaw ba sa biir kër naan da lay coob lii mooy yëfu dëmm nag man parce que ñun bi ñuy gën a nekk tout tànk wala ba tey sax booy jëflanteeg nit mu trahir la am na mu doxalee loo koy wax yow dëmm bu waaye yow jaar fu bon mais yii Macky Sall def yëfu dëmm la Macky Sall moom mu ngi nii di wax ne Ablaye Wade li mu bëgg a def duñ ko nangul mais yow loolu noonu nanguluñ ko Ablaye Wade kon Macky Sall yow aussi jàppal ni li nga bëgg a def yow aussi duñ la ko nangul ëppoo Ablaye Wade xam-xam ëppoo woon Ablaye Wade xaalis ëppoo ko woon doole mbooloo mi topp ci ginnaaw Ablaye Wade toppul sa ginnaaw actuellement Ablaye Macky Sall ñëpp la dëddu ba mu des say quelques mbokk maanaam li ñuy wax neddo ko bandum dañ koy wax du ñëpp nag du ñëpp xam naa ni comme ni ma koy waxee à chaque fois y a des alpulaar très patriotes de vrais patriotes bëgg seen réew gëm seen réew yii njaaxum yi ak tocc yi Macky Sall nekkuñu ci ñoom mais malheureusement am na benn souche de alpulaar boo xam ne xamuñu ndax Macky Sall
mu ngi liggéey wala liggéeyul mu ngi rey sénégalais wala reyul sénégalais yi li mu diggoon mu ngi koy def wala defu ko déedéet Sall la sant yaayam Timbo la sant alpulaar la ça les suffit comme candidat ça les suffit te loolu noonu du dëgg du yoon ay Fatick la Macky Sall Fatick la dëkk man tamit ma luy gis nga yooyu tant que bàyyiwuñu ko suñu réew du defaru il faut conscientiser dans ce sens man personnellement parce que réew mi bëri na ay alpulaar man dinaa ci def liggéey waaw parce que du ma dévoiler nag li ma bëgg a def ci kanam tuuti semaine yii di ñëw insha allahu taala képp koo xam ne man ci ñoom laa jëm xamante nañu waaw man dinaa leen laaj pourquoi ñoom ñu ne Macky Sall moom la ñu bëgg a fal waaw waa jéggalu de nee na Galsen Faye nuyoo am na de waaw billaahi man am na ku nekk dafa jot TV xaw ma kan la mais ku mu mën a doon fay naa la waaw maa ngi jéggalu bu wér a wér franchement bu ngeen baal ma àq parce que bu ma sañoon fay nuyoo yëpp parce que su may développé di dagg di fay nuyoo yi aussi daf may ralentir rek mais jubluwuma ci ignorer kenn wala leneen déedéet nga baal ma ak koo mën a doon xaw ma kan la peut-être Arona la Aline Badara Lo ak ku mu mën a doon rek maa ngi jégalu wala Lamine Gueye ku mu mën a doon rek parce que dafa jot TV rek la bind quoi voilà donc yow mi naan daa Galsen Faye nuyoo am na wax dëgg yàlla maa ngi fay ñëpp képp ku ma nuyu rek fay naa la maa ngi nuyu ñëpp itam voilà di ngeen baal ma donc ma bëgg rek waaw ñu bàyyi xel que ni vote ethnique boobu noonu Macky Sall indi fii Macky Sall ba muy nekk nuñ koy waxatee Macky Sall ba muy nekk biir PDS musul revendiquer alpulaaram ba muy nekk biir PDS di nekk ay ministre parce que xam nga lu mu doon revendiquer ah bokk Fatick parce que boobu temps mairie de Fatick la doon wër ba ñu jox ko mairie bi Fatick ñëpp xam nañ ni buñ nee Fatick ne séeréer mais ba mu génnee PDS commencé ut kii fu mu dem léegi dafa dem dugg ci biir village yi naan waaw man alpulaar laa dugg na fii génn na fii n'est-ce pas waaw jaajëf Rabi Sey fay nañu la fay naa la bu wér a wér sister jaajëfatee donc man personnellement dinaa dugg ci alpulaar yi billaahi dinaa ko def waaw ngeen gis ko ci Dafa Jot TV bi waxtaan ak ñoom parce que ay sénégalais lañu waaw ay sénégalais lañu waaw ñoom ñi nar a dem di voter ñooñu nar a sànq parce que xamuñu li ñuy voter lan la waaw lenn la ñu bëgg a def mooy que ni falaat Macky Sall parce que lan la tout court alpulaar la ça les suffit te franchement man sama gis-gis mooy que ni dafa jot nit ñi di voter par principe dafa jot ñuy voter par nu ñu koy waxatee programme peut-être mais pas ci ay kii murit la kii tijaan la kii ñoo bokk fi ñu juddoo kii ñoo bokk sëriñ man nañu bokk benn sëriñ bi ñu jokku man maa ngi jébbalu ci maam Thierno Ibra Fati na beneen président jokku foofu boo amul lu ma doy du ma la votel parce que du sama critère déedéet parce que ñoo bokk sëriñ dama la war a votel wala ñoo bokk dëkk bi ñu juddoo dama la war a votel déedéet il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut boo juddoo Thiès gis ku dëkk Ziguinchor gën ki dëkk Thiès votelal ki dëkk Ziguinchor boo dëkkee Ziguinchor ki dëkk Thiès gën programme ki dëkk Ziguinchor na ngeen votel ki nga xam ne moo gën programme mais li wóor ci wóor mooy ci tànnum candidat nañu jiital le patriotisme nañu xool ki nga xam ne moo gën a bëgg réewam ndax nit ki loo bëgg rek doo ko teg lu bon doo ko def lu bon mukk toujours njariñam ngay xool waaw loo bëgg lu ne nit ku bëgg réewam parce que Macky Sall
Abdou Diouf ay Léopold Sédar ñun yàllaa ñu nattu benn président lañu mës a am bu bëgg Sénégal Ablaye Wade dong sama baat ci kaw moom kese lañu mës a am comme président boo xam ne patriote la bëgg na réewam malgré njaaxum yi nga xam ne am na ci gouvernance am kooku aussi dañ koy wax ànd ak nit ki bu mu tax ba ne lépp gongo Ablaye Wade lépp gongowul woon mais ñi fi jot a jaar ñépp moo leen gën tanewu leen da leen a gën Macky Sall maanaam heure bii ñun man daf ma waroon fekk heure bi tëdd naa maa ngi xalaat suba nu may utee jiis morning pour yónnee suma yaay ak suma baay mais pas toog di live parce que Macky Sall moo wàcc yoonam dañu waxante dëgg ay ma dégg tey attends tey dégg naa ñu ne tey la anniversaire Abdou Diouf mais on s'en bat les couilles anniversaire Abdou Diouf on n'en a rien à cirer ci Abdou Diouf c'est un salopard Abdou Diouf ordure la li ñu naqadi yépp tey jii nii Abdou Diouf la doomeraam jooju noonu moom moo ñëw ba néga ni di conseiller Macky Sall na mu defoon élection yi en 1993 pour élection yi demee waat noonu waaw di ziaraat bu wér jaajëfatee Babacar Diop waaw di jégalu bu wér bu ku ma fayul da ngeen baal ma Abdou Diouf c'est une très grande ordure laa wax billahi 20 ans lañu Abdou Diouf stagné Sénégal demul dikkul au contraire sax mën naa ne Sénégal Abdou Diouf daf ko delloo ginnaaw man su ma gisee ñu naan ay hommage ak ay joyeux anniversaire xoolal nañ ñu dimbali quoi ce type depuis mu am ñaata at 25 ans lañ ko nommé gouverneur nga xam ni sa lépp presque état koy yor ba fii may wax ak yow Abdou Diouf Sénégal ñun contribuable sama maam bi jur sama baay ak samay maam ñoo ko doon dundal sama baay di ko dundal ci impôt ba ñun ñu màgg di continuer di ko dundal mais Abdou Diouf de grâce quoi xam nga dafa doy voilà exploitation xam nga mooy loolu quoi waaw Mody Gayba nee na c'est son anniversaire aussi joyeux anniversaire donc waaw Mody Gayba joyeux anniversaire à toi enjoy your day xam nga yàlla na la yàlla defal sutura franchement waaw keroog déglu nañ sa intervention amoon na solo mais Abdou Diouf moom saay lépp lu ñu naq di guddi yi parce que am na fu mu doon teg tànkam moom Abdou Diouf heure bii nii waxatuñu ay Macky Sall yi sax duñu exister des sales types des faux types comme Macky Sall duñu mën a exister waaw kon man bu ma déggati sax ñu may wax waxi Abdou Diouf kooku moom bu dee sax laa wax yàlla na ko yàlla yërëm bi rek daf cee doy sëkk comme xaw ma ndax jullit la sax wala nangam kon xaw ma ko wóoruma voilà daal nañ ko gis muy voilà mooy loolu lu ñu wax lu ñu wóorul ma bëgg a ñëw ci benn affaire boo xam ne passé woon na muy affaire de Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany depuis déposer candidature am waaw Fatou delloo ziar Fatou Tisdat di la ziar bu wér depuis mu déposer candidature am ba tey moo ci mujj maa ngi gis ñuy wax di tudd franc-maçonnerie man liiruma sax article bi gis nga yéen waa APR waa gouvernement Macky Sall am leen jom nit day am jom yéen li yàlla gën a bañ comme bàkkaar ngeen di def gannaaw bokkaale ko xam naa ne moom bokkaalee boo leen mais fen yéen a ngi koy def sàcc yéen a ngi koy def sos yéen a ngi koy def acca ci biti acca maa ngi ñëw su ma paree ma ñëw ñu waxtaan lépp yéen a ngi koy def parce que le gars nee na je suis candidat ngeen ne du ngeen dégg loolu mais l'unanimité fan la am fan ngeen mës a gis ne léegi lu ngeen bëgg xam nga mës naa def benn publication bu mel noonu di ironiser Macky Sall ay El Hadj Diouf ay Baba Maal ay Juma Jeng Jaxate ñooñu la bëgg a dajal comme candidat mais lu muy bàkku kon lan la Macky Sall di bàkku bu dee ñemewul
na wane ni ñemewuma man clairement je veux affronter les Diouma Dieng Diakhaté les Amsatou Sow Sidibé mooy ñi nga xam ne dañuy buñ demee élection ay 0,000% la ñuy am loolu rek la Macky Sall bëgg parce que dinaa ci développer ci kanam ci kaaw Karim Wade ak Khalifa Sall ndax dinañ doon candidat am déet dinaa ci ñëw te ci laa ciy mujjee wax nag parce que bu fekkee ni gars yi kiiwuñu mooy loolu mook parrainage bi yëpp nag parce que man du ma wax lu ma gëmul voilà mën na bañ a arranger nag opposition bi mais man du ma wax lu ma gëmul man li ma gëm mën naa ciy juum nag te ñaan naa yàlla juum ci mais Bougane Gueye heureusement ba Iran Ndao génn na setal deram heureusement mais bu biire lii lu si suñuy ŋaññi ñun loolu laa bëgg a xam man mooy li ma doon wax léegi gis nga ci critères yi ñuy tànnee un président de la république critères yi nga xam ne ci la ñu war a sukkandiku pour tànn président de la république yooyu ay deuxième la mën na cee bokk mais ay deuxième la nañu xool ba xam d'abord il est patriote ndax bëgg na réewam d'abord balaay danaay xew waaw d'abord secondo bi ci tegu man laa wax de man la concerné li may wax nii maanaam bi ci njëkk man sama choix dama koy teg ci nga xam ne kii bëgg na réew mi d'abord waaw nekkul koo xam ne intérêt tubaab yeeg wala moom parce que ku bëgg réewam du jël ci xaalisu réew mi di def ci poosam aajul say loxo set ak ay say loxo tilim ku bëgg réewam doo jël justice tilimal ko comme Macky Sall ni mu ko defee critère boobu man mooy sama premier critère bi may tànnee sama président ñaareeli critère bi mooy la compétence xam-xamam mënam mooy ñaareel bi ñetteel bi nag mën nañ ne mooy intégrité waaw ndax il est intègre voilà man sama bos laa wax nag léegi nag diw biiral na ay Bill Clinton dem na ba nekk président de la république ay scandale yu mel noonu di ko ci dal ay François Hollande xam nga yooyu c'est loolu vie privée la man sama diggante man tey jii nii mooy mës naa ko wax aussi Sénégal animiste sax mën nañoo jiite ñun ñoo ko nangu en tant que majorité musulmane ñun nangu suñu réew ñu ne yàlla dañ koy tegee ne lee mooy laïcité dañuy jël yàlla bokkul yonenti bokkul Jésus Christ bokkul leneen bokkul alxuraan reconnaître ñu ko kon buñ fi taxaw nan noo sama candidat nii déedéet nañu bu ñu naaféq ci côté boobu si et seulement si dañ doon attewoo ci charia maanaam suñu réew tëx di sukkandiku si diini laa yooyu mën nañ ko tenir en compte waaw mais vie privée jàmbur xam nga man moo ma gënal ñu gëstu nit koo xam ne tey sàcc la international comme Macky Sall bu ñu ko gëstu woon Macky Sall dañ ko fal bi ñu koy fal xam nañu sàcc la il a détourné les 7 milliards de Taïwan les 7 milliards de Taïwan laa wax Macky Sall da ko détourné ku détourné 7 milliards ci ministre kooku lu mu mënul détourné te maa ngi ay information yoo xam ne tey am na usine maanaam tuyau yi nga xam ne tey ñu ngi koy defaraat nii usine bi koy defar mais Macky Sall c'est le propriétaire moo ko moom Macky Sall la ko moom voilà dinañ gëstu nag ba jox leen turu usine bi waaw bu ngeen gisee ndox mi yeeg ay changé tuyau yooyu yëpp Macky Sall mooy borom usine ba kooku na ko ñëpp yëpp voilà bëgg ñu sonal dugg ci biir vie privée jàmbur ah Bougane bu ko neexee am ñeenti jabar su ko neexee teg ci juróom-ñaari jabar parce que ñun suñu réew moom li muy wut c'est la république te nee nañu la république n'est pas islamique ni religieuse elle est laïque man benn côté man du ma mélanger du ma def amalgame ci côté boobu sama diine prime sur tout man personnellement sama diine moo féete kaw lépp man yàlla kese laa gëm allahu yàlla te yonent bi mooy yonenteem kooku man kenn ku gëm leneen it sa problème la mais quand on parle de la république qui est laïque kon foofu buñ fa ñëw naan kii nangam kii dëgg Bougane au moins il a le mérite que ni xam nga
ñàkk na moom ñàkk na alalam quoi xaw ma fu xaalis bi jógee yooyu lijjantiwuma ko mais jusqu'à preuve du contraire yoon tegu ko loxo amul lenn luñ koy tuumaal comme sàcc mais de grâce bàyyi leen jàmbur am na sañ-sañ nekk candidat. Macky Sall dis-toi une chose que ni li lay toroxal yàlla bu lay duma da ngay xool yow yaa ko fi waxoon xaaral lii Macky Sall yow yaa ko waxoon xaaral déglu leen ko. yaakaar naa histoire Moussa histoire Firawna ak Moussa war na doy képp ku yor nguur yaakaar ne yaay buum ni ba mu ne kenn du am doom ji góor sa réew ma yàlla indi na ko doom ji góor joo xam ne àndul ak ndey àndul ak baay ba ci biir palais bi kooku màgg bi moo ko sóob si géej gi kon yaakaar naa ne peuple bi moom ala kulli haal il aura le dernier mot. te tàmbali nañ ko. point yu am solo mu met. dégg ngeen ko de moom Macky Sall il est conscient de ça xëy na dafa fàtte donc dañ ko doon rafraîchir la mémoire ngeen dégluwaat ko bu baax li Macky Sall wax fii dégluwaat leen ko moom Macky Sall moo koy wax. yaakaar naa histoire Moussa histoire Firawna ak Moussa war na doy képp ku yor nguur yaakaar ne yaay buum ni ba mu ne kenn du am doom ji góor sa réew ma yàlla indi na ko doom ji góor joo xam ne àndul ak ndey àndul ak baay ba ci biir palais bi kooku màgg bi moo ko sóob si géej gi kon yaakaar naa ne peuple bi moom ala kulli haal il aura le dernier mot. te tàmbali nañ ko. point yu am solo mu met. voilà xam ngeen kon Macky Sall day dof lu mais doful. su ngeen ko gisee bu ngeen ko gisee mu dem centre boobu may bañ a tudd turam yéeg fa taxaw di fecc da ngay maanaam nit ku def psychologie ku xam psychologie nit mooy ku tiit billaahi wallahi taalaahi maanaam dañ ko ne voilà il faut que nga wane ni actuellement tu es confiant la confiance est de ton côté mais c'est un aveu de taille li mu fecc noonu aveu de taille la président yi ko def yépp ay Yaya Jammeh biñ bi demee ba war a daanu ci xolal teel taan bee xaw ma kaamil alxuraan bi di fecc Laurent Gbagbo même chose bi mu demee ba war a daanu fecc guddeeg bëccëg yow boo taxee ak sa diisaay ngay mel ni barigo munoo yëngatu naan da ngay këriñ di sóob mais malheureusement sa fecc bi wanewul lenn nag lu dul tiit waaw tiit mais deuxième chose bu ñu bëggee analyser fecc boobu mais Macky Sall mais Macky Sall kañ ngay respecter sénégalais yi est-ce que xam ngeen ni au moment où Macky Sall dansait taxaw ci kaw podium bi di fecc ay sénégalais ñu ngi yeewu di as depuis 2 heures du matin ñu ngi doon as à Pikine ñu ngi doon as te sa liggéey la yow Macky Sall yow yaa dem jël arène nationale boo xamante ne tey Pikine gépp Pikine ñu ne xaw ma mooy ville bi gën a peuplé ci Dakar ville bi gën a peuplé buñ fa doon génnee maximum 5000 personnes yoo xam ne dañoo intéressé wu ci lutte 5000 personnes laa wax ñeneen ñi si des ñëpp seen gàtt nekkul ci arène nationale nga ñëw arène nationale naan da nga koy politiquer teg fa maa ngi ñëw ci loolu après léegi nag 4 heures du matin ba keroog bi fa Lamine Gueye di fa dem di filmer nga xool ci désarroi bi ñu nekkoon yow en ce moment Macky Sall nga yéeg ci podium naan da ngay fecc waaw Babacar Diop maa ngi ñëw ci candidature Karim Wade ak candidature Khalifa Sall man li ma ci xalaat voilà parce que tamit bu ñuy jaawale souvent su may live position Galsen ak position mouvement dafa jot par communiqué moom lay ji dañuy bind communiqué waaw Galsen nag bon day analyser rek la situation politique ak sociale actuellement donc maa ngi ciy ñëw naa ci wax li ma ci xalaat sans état d'âme donc ngeen xam ni Macky Sall cynique il est cynique quoi Macky Sall waaw est-ce que dégg ngeen benn yoon Macky Sall génn tey France Italie Espagne dëkk boo mën a dem ci Europe bu sinistre amee même bu dee ñaari nit
président wala premier ministre dina génn wax ay xar dee nañu ci Fuuta ay xar Macky Sall taal otoom dem Sénégalais yi déglu leen li may wax ay xar laa wax parce que Macky Sall xar yi la gën a respecté que 12 personnes yi ñu reyoon Casamance ci àll ba surtout Salman maa ngi lay ziar di la fay bro di la nuyu lu bari ay xar dee nañu ak ay nag Macky Sall yëkkati xaw ma ñaata milliards ba pare taal suñu oto bi moomu ko du ko yóbbaale ñun ñoo ko moom ñun ñëpp am nañ ci sañ-sañ taal suñu oto dem ba ci àll xaw ma fan ziar xar yi ñaanal leen dëppaat ba pare nag bàyyi fa jaxalu 1 milliard et quelque pour ndàmpaayu xar yi mais Macky Sall dafa yab Sénégalais yi billaahi daf ñoo yab benn bakkan rek bu rotee benn bakkan surtout état nekk responsable parce que l'état c'est le garant de notre sécurité état moo war a garantir suñu sécurité amul Sénégal mbënd bi tey ñaata nit a sinistré Pikine de am na meurtre wala amul meurtre déggal ma naan meurtre am na mort wala amul mort wóoruma mais quel que soit alpha war nga mën a ñëw jàkkaarloo ak nit ñi def communiqué mais fu ñu la fekk yaa ngi lijjanti sa deuxième mandat Macky Sall yàlla décrété na noppalal sa bopp yàlla décrété na yàlla buy wax ak ñun ay signe lay waxee ak ñun yàlla buy wax ak ñun ay signe lay waxee ak ñun ci gént xam nga ay présage ngay dox di gis ay affaire comme sa fas bu weex bi le cheval blanc waaw féete sa ndeyjoor sa cortège jub pale fas bi ne rëpp daanu yooyu ce sont des signes qui ne trompent pas mépris bi nga am toog nii ñu lay gëmloo nga toog naan ay dangaa xeeb 54% xam nga loolu boo ko waxee waxoo dëgg parce que tu es en train de préparer psychologiquement les Sénégalais que woy dañuy ñëw maa ne sàcc bi am na ñu naan 51% lañ koy def ñoom 51% pour wan ne woy sondage yi sax 54 la woy mais gars yi kii nañu ba Macky Sall am na 51 Macky Sall en réalité mënul am sax 30% billaahi wallaahi taalaahi Macky Sall laa wax ak ñi ko wër ay tanoor ñu ñooñ ñëpp il ne pèse rien lu tax ñoom ñëpp ñu dem di làqatu ci ay assemblée nationale ay HCCT xawma lan ak lan parce que ils ne valent absolument rien ils ne pèsent rien ay Moustapha Niasse dañuy waxante dëgg bu présenté woo himself 5% du ko am Tanor Dieng 2% Macky Sall 25% la amoon buñ jaawalee buñ naan ay sénégalais ko fal à 65% c'est pas vrai Macky Sall 25% la amoon voilà parce que coalition nit ñee demoon ñi ko faloon moom Serigne Mansour Sy Djamil ci la bokkoon ñi ànd ak tey pur Serigne Moustapha Sy ñëpp xam nañ ne àndoon nag Ablaye Wade ci la bokkoon ay Ousmane Sonko yi ci lañ bokkoon non il faut que ñu waxante dëgg Idrissa Seck ci la bokkoon ci 65% ya la faloon kon buñ ne Sénégalais yi à 65% ñoo fal Macky Sall c'est pas vrai Macky Sall élection yi passé 25% la amoon xawma 26% loolu mooy score am loolu la mérité woon bu amee dégringolade nag wàcc na ba 19% 25 yi mën nañ ci dindi 6 nga toftal ci yi Tanor yi maccaat yi Tanor ak ñoom seen di indi mu delluwaat ko 25% jeex na à la rigueur ñu arrondir ko ba 28-30% maximum il peut pas avoir plus man maa leen wax loolu waaw munuñ fee wax ba am loolu nag élection yi dafa am loo xam ne dafa xew Macky Sall man xam naa ni dafay sàcc kooku dafa leer il va voler ces élections kooku man wóor na moo tax tey ma bind ne
voilà merci beaucoup Babacar tu as tout compris 65% yi ñoo folli Ablaye Wade parce que ñi folli Ablaye Wade Idrissa Seck ak ñi mu àndal Ousmane Sonko ak ñi mu àndal tey Serigne Moustapha Sy ñi mu àndal Moustapha Sy Jamil Mansour Sy Jamil ñi mu àndal ak ñeneen ay Malick Gakou ñii ñëpp ci ñi folli Ablaye Wade lañ bokk du Macky Sall kese déedéet Macky Sall 26% la amoon ci la yem kese waaw moo tax tey bu ñu jógee di ñu formaté di ñu préparé naan ay Macky Sall va gagner dès le prix c'est impossible moom ci jëmmi boppam man xaw ma Macky Sall gars yi dañ ko nëbb jant bi ba xamul li xew wala yëgul li xew xaw ma nu mu demee noonu moo tax tey ci suba j'ai écrit tey xaw ma démb j'ai écrit nee naa leen man je suis certes Macky day sàcc mais on peut le battre par les urnes parce que tey man je suis partant tey par exemple pour ñu fekk ko palais comme ni ko gars yi di waxee dem déloger ko ne du bokk mais bu boobaa ñun ñu ngi injuste Macky dañ ko war a yóbbu élection toroxal ko may ko xoolal ne ko doo sax bokk deuxième tour di nga bokk premier tour de mais yow tu seras le premier président au Sénégal éliminé dès le premier tour ñu humilier ko am na liggéey boo xam ne bu ko opposition bi defee ñun aussi ñun ñi nga xam ni peut-être on peut se dire apolitique entre guillemets apolitique parce que apolitique amul pour man buñ ko defee am na liggéey boo xam ne kenn ku ci nekk bu ko jëlee ni lii sama liggéey la billahi wallahi taalaahi dañuy toroxal Macky Sall il sera humilié léegi nag foofu la conseil constitutionnel di rentrer en jeu pour ñëw ne oui élection yi Macky Sall Touba dañ ko fa duma par exemple 90% ñu annuler vote Touba dindi ko complètement Saint-Louis il est battu par exemple 60% ñu calibré ko comprendre nga Ziguinchor il est battu fépp lañ koy duma Macky Sall amul fu muy gagné ñu calibré conseil constitutionnel ñoo joxe résultat définitif am ñu génnee armée bi police nationale gendarmerie couvre-feu comme li xew rek nii ci parrainage bi barki démb mais lenn moo ñu mën a sauver mooy li sauver Gambie ci Yaya Jammeh xam nga Macky Sall tëbul tëb rek ak mandat CEDEAO dem nan day déloger Yaya Jammeh déedéet il faut que opposition bi seen jëmmi bopp maanaam combat bi actuellement c'est pas bu may wax ci terrain bi jotagul sax ñuy dem ay ministre yooyu ça ne sert à rien dem ñu lay gazer di la jéem a toroxal humilier vous avez les moyens dem leen ba buntu CEDEAO laaj audience ak le président mu recevoir leen ngeen xamal ko situation bii ne ko suñu réew lii ak lii moo fa nar a xew preuve à l'appui vidéo yaa ngi fi Aliou Ngouille Ndiaye ba mu toogee ne man en tant que responsable APR li ma war a def mooy bépp militant bu war a voter Macky Sall na nga war ma jox ma fexeel nga jot sa carte d'identité jour vote ba jotee ma fexe ba nga xam fi ngay voter nga ba ma fexe aussi ba nga voter Macky Sall en tant que ministre de l'intérieur ñu dem bind wax ñun waxuñu CEDEAO na ñëw déedéet na ñëw fekkee parce que CEDEAO fekkee moo ñu mën a may chance Macky Sall bu lu mu mën a sàcc parce que am na benn jurisprudence bu fi amoon est-ce que xam ngeen ni en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo résultat yi nga xam ni commission nationale des élections daf ko génnee Alassane Ouattara moo gagné woon Laurent Gbagbo ci ki ñuy wax Paul Yawandé moo nekkoon boobu temps président de du conseil constitutionnel Paul Yawandé zone yi nga xamante ne Alassane Ouattara dafa def score fleuve ñu ne foofu dafa am ay irrégularité vote annulé calibré ko ba Gbagbo gagné ñu jox victoire Laurent Gbagbo
non bien sûr Babacar bien sûr comprendre nga ñu calibrer Paul Yawandé génn joxe résultat yi ne Alassane Ouattara perte na élection yi parce que fii Gbagbo président élu mais lan moo tax Alassane Ouattara nekk président de la République c'est parce que élection yi avant muy am ONU dafa ne mooy certifier élection yi moo koy certifier ba xam jaar na yoon wala jaarul yoon ONU moo sauvé Alassane Ouattara parce que conseil constitutionnel boobu ñëpp xamoon nañ ni ci waawu Gbagbo la ñu nekkoon kon tey bu fekkoon ne ONU certifié wul woon élection yi kon heure bii ñuy wax ak yéen Laurent Gbagbo mooy nekk président Côte d'Ivoire loolu moo nar a xew Sénégal Macky Sall sera battu quel que soit Alpha Macky Sall sera battu billahi wallahi ma ñëw ci kii bi balaa ma cee ñëw sax ma bëgg nag opposition yi buñ ko deful ñun de bu ñu amee les moyens dinañ ci waxtaan en interne fexe dem waaw parce que élection am na loo xam ne du yëfi politicien na ko gaa yi xam parce que marche bi barki démb kañ la mardi xoolal ni mu beexeexee ñu naan waaw opposition bi mais loolu du waxee moom dama bëgg gaa yi xam loolu am na loo xam ne du yëfi opposition du yëfi politique c'est l'intérêt général faut gaa yi xam loolu intérêt général nag bu amee intérêt général bu amee man pour man ñëpp dañ ci war a jàpp ñëpp dañ ci war a jug jàpp ci mais toog naan non politique affaire de politicien la ñu leen di gazer yow nga dem làqatu Sénégal mooy li ma wax rek dañu am carence patriotisme man bu ma fekkoon Sénégal billaahi ànduma ak ñoom ñëpp mais dinaa dem par patriotisme parce que tamit mu ngi mel ni ñu ne dañuy woote set setal rek ñu ne non loolu dañ koy bàyyi gars yi mais da ngay génn set setal bu ñuy wax set setal loo am diplôme loo jàng da ngay wàcc ci mbedd bi nga set setal sa koñ comme ñëpp loolu mooy acte citoyen am na loo xam ne ñun waratuñ ko bàyyi ak politiciens yi sax parce que tey imaginez politiciens yi ñoom dañ leen di bàyyi ñoom ñooy def le combat ñooy toog réunion décider li ñuy décider ba pare ñun ñu ne non politiciens yi lii politiciens yi laa dañu war a fekkee fa ñuy décider bu ñu naree teg dil askan bi ñu fekkee ne leen teg dil bi du ci am voilà ne leen teg dil bi ngeen bëgg a def askan bi du fi amee parce que au deuxième tour élection 2012 mais Macky Sall dafa dem seeti waa Y'en a marre waa Y'en a marre lan lañ ko wax waa ñun ànd na waaw Libertour mooy on te soutient mais laaju àndu kii sans condition mais loolu erreur la ak ku mu mën a doon deuxième tour bu naree am ak ku mu mën a doon laa wax balaa ñu laa jox suñu réew dañuy waxante lu leer nañ midi ne la bi njëkk indépendance de la justice par exemple boo toogee na doon sa priorité rapidement yooyu nekkul sax ay chantier yoo xam ne dañ koy gis ay ordre la ñuy joxe modifier texte yi valider ko assemblée nationale mu jeex waaw lu ci mel indépendance de la justice yu ci mel ni arrêté Ousmane Ngom ordure boobu tamit franchement non yàlla daf ñoo natt ñun Sénégal ay Ousmane Ngom nga xam ni depuis ñu nekk tout tànk ba négg ni non franchement révolution jot na quoi parce que révolution rek moo ñu mën a dimbali mbalit boobu yooyu yëpp mbalit politique bi yëpp dégage kon ma bëgg rek gars yi bàyyi xel loolu opposition bi nañu dem fekk wax ONU na ñëw fekkee opposition bi nañu ñëw dem ci CEDEAO ñaar yooyu bu ñu ñëwee certifier élection yi Macky Sall buñ ko dumaa mu bëgg a confisquer pouvoir bi li mu def ga jàmmee lañ koy def président sous région bi ñoom ñëpp a ko bañ Macky Sall billaahi ñoom ñëpp a ko contre
looloo waral kii nuñ koy waxatee Bathily bi mu fi bëggee nekk président Union africaine ñu teg ko dil Macky Sall mooy candidat Macky Sall mais Macky Sall la ñu bañ moo tax voté lu ñu Bathily Union africaine kon loolu moo nar a dal Macky Sall ni Yaya Jammeh demee armée ECOWAS génn ECOMOG lañ koy wax ECOMOG génn ñëw entouré Dakar waaw ne la di nga tëb par force parce que dañ la duma mais buñ ko deful bàyyi ko nii rek parce que maa ngi dégg ay génn delloo fii xoolal dañuy wax xoolal olof facile laay wax kenn du génn déloger Macky Sall ñi koy wax ñépp sama classe gii la rek waaw il faut se mettre à l'évidence c'est évident sénégalais yi Macky les terrorise c'est évident tey jii nii nag buñ fi bëggee nekk di tergiverser di bu tayee ñu ne lii bu subaa ñu ne lee xoolal Macky Sall boobaa mu ngi avancé ñii ñu ngi tardé ci naan Karim day doon candidat par force ñii naan Khalifa day doon candidat par force ma ñëw ci candidature yooyu noonu man personnellement gëmuma ko man personnellement maa gëmul ne Karim Wade dina bokk ci élection yi gëwuma ne Khalifa Sall dina bokk ci élection yi dama ko gëmul personnellement combat la nag du parce que tamit il faut que ñuy relativiser ci samay kàddu waaw bu ñu dégg tell rek ne damm na ragaluma li may wax raayuma li may wax parce que dinaa expliquer wu lu tax mën naa juum nag c'est un débat parce que ñun suñu combat xam nga dafa jot amul doole boobu noonu tey ñun ñii ñëpp amuñu doole bu ñu demee naan dañuy indi Karim Wade wala Khalifa kooku noonu principe par principe ñun dañu bëgg Khalifa Sall génn ci kaso bi comme Assane Diouf ak Barthélemy mais Karim Wade dellusi loolu combat de principe la mais si ñuy wax de moyen bu ñu waxantee dëgg waa PDS ils n'ont pas les moyens delloo si Karim Wade dañu wante dëgg man bu Karim ne woon xarax dugg ñu jàpp ko sax gars yi yëngal tuuti ma am lu ma gis non dina am yaakaar que ni non franchement ñii pare nañ pour xeex mais boobu ba léegi Karim Wade gisuñu ko Khalifa Sall objectifu toroxal bi Macky Sall bëgg ko def yëpp di ko toroxal di ko humilier yëpp ay kii nuñ koy waxee dindi mairie bi ci loxoom ak loolu yëpp du objectifu Macky Sall lépp ay xoqatal la pour Khalifa Sall yuuxu Khalifa Sall bu yuuxu woon bañ koy door a tëj bu yuuxu woon ne xoolal doonatuma candidat génn na li ko bàyyi ci kaso bi dama bëgg sénégalais xam que ni du ay affaire de justice ay cour suprême ay xawma cassation du yooyu cassation day dem vali xoolal day confirmer peine bi du yooyu Macky taat bi mooy gis ñaari xottu taat yi moo naan piw tapet la il a peur de Khalifa et de Karim moo tax objectifu Macky Sall même CREI yi lan moo ko taxoon jóg CREI lenn moo ko taxoon jóg empêcher Karim Wade d'être candidat man dama gisoon lépp ba ñu tegee affaire bi rek laa ne lii Macky Sall dañ ko conseillé kan moo ko conseillé waa parti socialiste les ordures ay Tanor Dieng xam nga ay kii nuñ ko waxee Robert Sagna dooméram ju mag ji Abdou Diouf waaw ñooñu ñoo ko conseillé lii parce que CREI yi 83 kan moo Macky Sall xamul woon ni existe CREI yi am na Sénégal waa PS yi ay Abdou Diouf ñoo ko wax utiliser le CREI yi pour kii nu ñu koy waxatee pour neutraliser Karim Wade Khalifa 2012 moom Macky Sall ñoo am 2011 dëggal 2013 2014 ñoom ñoo ànd Khalifa n'a pas été inquiété à quel moment Khalifa a été inquiété mooy biñ ko ne boo bëggee mairie bi foo nga topp foo nga ñëw rangé wu ci ginnaaw parce que ñoom ay salopard lañ waa APR li ñu bëggoon boobu temps mooy ku mel ni Mbaye Ndiaye wala Moustapha Cissé Lo nekk maire Dakar comme ni ñu def Malick Gakou waaw
ñoom seen nit yi nekk ci mairie yi loolu lañ bëggoon Khalifa ne leen du ci dal loolu lañ jàppal Khalifa Sall moo tax ma ni su ngeen bëggee dégg dëgg foog ñuy waxante dëgg bu ñu waxantewul dëgg non solution du mën a am man maa gëm ni Macky Sall mii du bàyyi Khalifa te booba léegi maa ngi dégg waaye kenn du ko tëj ñuy confirmer kenn du ko tëj ñuy confirmer kenn du ko tëj ñuy gën di dem ba tey gisaguma gis naa nag quelques braves dames macha allah ñu ngi takk seen ndigg mais li ñu dal moo leen dal néew kàttan néew doole ñàkk doole bu ñu xeexee xam naa ni ñoom Khalifa jaral na leen bu doon taal seen bopp mooy libérer Khalifa dinañ ko def mais malheureusement ñoom seen kii yëpp ci menace PDS bu ma déggee ñu naan waaw amuñu plan B non mais ñu ngi jéggalu quoi ñu ngi jéggalu man li may wax rek mooy que ni Karim Wade lépp lu mënti am bu fekkente ni PDS amuñu plan B rek non Karim doit rentrer coûte que coûte waaw luy am mu am buñ koy jàpp tëj ñu jàpp gaa yëpp tëj raag bi tàmbali raag mais lii déroulement événement yi di demee ni tout porte à croire que ni mais 6 mois moo des ci élection yi Macky Sall depuis 2013 su ma juumul 2013 la neutralisé Karim Wade ba néega ni 2013 ba fii may wax ak yow amul benn combat bu waa PDS gagné ci Macky Sall waaw même si Macky Sall gagne illégitimement Khalifa Sall 2015 lañ ko neutralisé xaw ma 2016 ba tey ba 2018 donc nañu xool bu baax suñu taxawaay pourquoi pas Khalifa Sall Karim Wade dañu leen empêché suñu kii mais nañu fusionner def coalition mën na ne waaw parce que il faut que tamit gars yi bàyyi ay affaire de diw mooy jiitu parce que législative yi dañu loolu moom yéen la c'est l'opposition qui est fautive dañuy waxante dëgg bu ñu àndoon heure bi duma nañ Macky Sall ci biti am nañ benn assemblée nationale boo xam ne dina mën a def enquête parlementaire parce que pour waata bi ndoxum day bii sénégalais yiy naan seen assemblée yii ci yàbb yi wu ci c'est inadmissible ndoxum day bii sénégalais yi di naan ba fii may wax ak yéen assemblée nationale jugul jéem sax ne lii ñuy wax nii lan la moo lay wan ni ñoom nit lañu topp man maa gëmul nit man gëmuma jëmmu nit barki Serigne Bamba man maa gëmul ay kii di déedéet man xam nga lu ma gëm ay idée dañ koy bokk nag ma xam ni tu portes mieux ces idées ma soutenir la mais jëmm nit nii ma koy vénérer yàlla tere nañuy xool xam-xam bi nit ki bopp bi li ci ne waaw ñu topp loolu mais tey man mën naa ne Ñoxor Njaay mooy suma candidat man Ñoxor Njaay mooy suma candidat Ñoxor Njaay falu di def lu ko neex ma ne waaw war na ko def mooy président da ngeen soxor da ngeen iñaan moom la yàlla fal loolu yëpp fanatisme la voilà bu Ñoxor Njaay defee lu mu deful lu mu warta def dañu war a wax Ñoxor Njaay du noonu parce que bu ñuy ànd dañuy ànd ci dëgg mais man gëm naa ni man moom nëbbuma ko awma candidat mais Barthélemy Diaz billahi wallahi taalaahi boo déposé que sa candidature man moom bu dee benn nit mooy fal man naa la fal voilà parce que wane nga ko ci sa patriotisme wane nga ko ci sa gore wane nga ko ci sa waaw mën nañu xool nag compétence bi te compétence bi sax si tu sais choisir ton entourage tu seras compétent voilà parce que entourage mooy loolu man ordure bu fekkente ni ay nit ñoo xam ne am nga nit ñoo xam ne comme weñ dañuy bàyyi ba nga yor mango ñu door a ñëw nag naan laan mbiw Sénégal looloo fa am waaw sa bët bi bu taqee suuf duñ la ko ñemee wax soo doxatee
kenn du reetaan waaw nexeñ xunn waaye parfum la waaw dañ ciy barkelu loolu moo xew Sénégal tey jii nii waa APR ñii wër Macky Sall tey soo gisee ay Souleymane Jules Diop ay Ismaïla Madior Fall c'est des gens yoo xamante ni tey démb mën nañu génnee seen wax buñ ko génnee da ngay rus ne lii naka la ko nit mënee naka la mën nit mais yéen technologie bee leen mën billaahi technologie leen mën technologie mooy capter li nga man li may wax yépp ñu ngi koy enregistrer Facebook ak YouTube ak lépp mu ngi fi suba par exemple bon mën ngeen jékki-jékki gis gaal seen waxee neneen ngeen ñëw tegal ma li ma doon wax boobaa man bu fekkente ni nit laa dëgg dama war a tëb xaru dama war a xaru parce que yenn yi gor moomu ko nañu jéem a gore waaw man je pense que une coalition Khalifa Karim mën na nekk am consensus nag am comme Khalifa la bañ a gis ak Karim mais nañu jël ne kii mooy nekk président kii nekk premier ministre ñu liggéey réew mi bu dee réew mi nag moo leen ñor laa wax Macky Sall boobaa dañuy déjouer plan am yépp parce que à 6 mois des élections heure bii dafa waroon fekk gars yi di commencer dugg di sensibiliser teg projet yi vulgariser programme yi mais pas di Macky Sall tey daf leen distraire delloo ziar Fa Diallo delloo ziar Macky Sall actuellement tey daf leen distraire tey jël na opposition bi yenn leen lu ñu àttanul muy parrainage parce que xam nga parrainage am nañu ay candidats yoo xam ne tey oto bu leen yóbbu Thiès sax dañuy loué oto Thiès lañ mën a yem seen budget Thiès xam nga ñu ne dañuy uti parrain sama classe nga xam ne nekkuma candidat yi nekkul Sénégal nag non Macky mooy doomeraam xaw ma ku koy conseiller mais il est fort en saloperie waaw ki koy conseiller moom il est très fort en saloperie voilà parce que actuellement nii ci parrainage bi rek gars yi ñu ngi perdre temps boo xam ne tey non mais temps bu précieux waroon nekk ci yeneen parce que yéen a ko accepté moo tax man parrainage bi comme accepté ngeen ko du ma leen ci découragé du ma ci wax itam parce que mënu ma ci wax lu ma gëmul parce que man maa gëmul parrainage te dinaa leen may benn vidéo sax bu ko defee ngeen xool li xew. kon daal yéen dañoo ñëw ne leen ngeen déglu sànq lañ ma ko yónnee foog naa yaatu woon na sànq ñu xool ngeen déglu ma voilà dañoo ñëw ne leen léegi yéen dafa am financement bu ñu leen di jox mooy kii waay bourse de sécurité bourse sociale aide yi ok aide la leen wax waaw ñu doon fayal ngeen joxe seen garantie léegi ñoom ñu dem dugal ko envoyé message code léegi na leen pare na ngeen quoi léegi par force te neexu leen kon parce que moom lii arnaque la waaye lii nañ ko dañu fexe waaw pour ngeen lire ko ñu ngi bind je vous remercie vivement du soutien. Votre code de parrainage est le 00 96 25 692. Président Macky Sall. Ndeysaan Macky Sall yaay doomeram. depuis le 26 avril. kon daal maanaam ñoom pare woon nañ seen coup ba pare kenn signé wul parrainage. kon te boobu. 26 avril dafa fekk ñu voté. dégg ngeen. parrainage bi raag bi kañ la woon parrainage bi jàpp leen ci ban jour la woon du woon le 28 xaw ma wala
mai la parrainage bi su ma juumul avril ñoom kii nañ ba pare nuñ koy waxatee pare nañ seen kii Macky Sall actuellement pare na dañuy sóob nii rek di faire semblant voilà. loi bi su ma juumul 7 jours après ci lañ def lii kon ñoom seen lii daal dañ ko préparé ba ànd naa leen. tey jii si taxawaay bi njiitu réew mi jël fas nara nag indi musiba ci réewam. waaw kon ñoo ko déggandoo voilà 19 avril la woon parrainage bi 19 avril merci beaucoup Birama Diop le bibliothèque voilà yow moom c'est une bibliothèque franchement merci beaucoup 19 avril ñoom 24 avril parrainé nañ Macky Sall ba noppi gis ngeen de voilà donc ñoom te parrainage boobu temps loi bi pare kii na jàlloon na nii rek mais kenn promulgué wu ko kenn publié wu ko woon journal officiel kon mooy que ni loi bi effective gul woon vous vous rendez compte Macky Sall gars yi la nekk di tuur lëndëm di leen gëmloo que ni woy parrainage nii parrainage là parrainage bi nag dinaa li ma ci doon wax rek laa ci waxaat leen na ko taxoon jóg mooy filtre la filtre mën ngeen di ngeen dégg filtre pompe filtre yi nekk ci oto mbaa filtre à eau mbaa leneen mbaa sànke mbaal lu ngeen ko mën a tuddee baax na mais parrainage bi njariñam dëgg mooy que ni bu ñëpp demee ut seen signature non kii kay doomaraam la mani bu ñëpp demee ut seen signature Ousmane Sonko ak xaalis biñ ciy def ak jot bi yëpp dem na ko dëjj conseil constitutionnel ay xoolal ay junni signature laa wax pour ne pas dire million 1 million de signature rek conseil constitutionnel bu ñëwee mën nañu ko vérifier dañuy fen waxuñu dëgg c'est impossible rawatina loo xamante ni du sax lu ñu numériser c'est écrit sur papier xëy na ñi nekk bitim réew c'est numérisé loolu calcul bi dina gaaw pour xool numéro carte d'identité yeeg yépp léegi lan mooy rôle njëriñu parrainage bi mooy président conseil constitutionnel ak ay surgaam ñooy def réunion pas sax seen siège mais au palais de la république Macky Sall toog Aly Ngouille Ndiaye toog Ismaïla Madior Fall toog ak directeur de cabinet boobu noonu xaw ma naka la tuddati le malhonnête la xaw ma nu mu tuddati sax ñoom ñëpp ay malhonnête lañ ñooy toog commencé def tri foofu la Macky Sall naan président conseil constitutionnel bloqué maanaam xalifa na ko justice bi libéré parrainage bi maanaam c'est à coup sûr mën na filtrer ku ko neex parrainage bu demee parce que nee nañ amul recours conseil constitutionnel bu xasee ba parce que Youssou Ndour yéen a ngi fàttaliku bi ko parrainage bi mbaale parrainage parce que moom candidat indépendant la woon 10 000 signatures la indi ñu ne mat na ñu ne ko non dafa am ñu la parrainé 2 fois looloo invalidé woon candidature Youssou Ndour fan la Youssou Ndour mujj fenn nekkul candidat fii pënd bay bëri rek nangu ngeen ko ba pare bu ñu demee ba foofu li ma leen di wax rek mooy amaat Khalifa Sall na ko justice bañ a condamné laa wax parrainage bay ñëw ne ko yow bokkoo ñu ne fay tëb di dal day bokk mbl dara du bokk Karim Wade Macky Sall ne bu yow tam gars yi nee nañ nangam ak nangam parrainage bi mbaal na ko bokkoo gars yi pënd bay bëri rek Ousmane Sonko moom même idem yow tam nangam Macky Sall man analyse bi ma yàgg di def moom la doomu Sidi Lamine Niass def keroog ba mu ko dégloo dama ne kii xëy na amaana yëgoowuñu de mais wala xëy na mës na maa déglu peut-être mais exactement man ni ma gisee la gisee Macky Sall jàpp na ni moom par exemple aux yeux de la communauté internationale
moom ak Idrissa Seck ñooy jàmmarloo c'est crédible maanaam pour ki am